Assalamualaikum warahmatullah. Maa ngi tudd Ibrahima Yad nekk secrétaire municipal commune de Réfane. Maa ngi nekk aussi directeur de l'école élémentaire de Mbambey depuis 2010. tey nag ñu ngi fii ci mairie bi présentement maa ngi sama bureau actuellement. Donc ñu war a wax tuuti ci nga xam ne mooy les réalisations de la commune de Réfane à travers son maire Djibril Thiaw. Mairie bi nag au temps ñu ngi doon wax Covid rural léegi ak acte 3 décentralisation bi ñu def communalisation universelle. Donc suñu commune yi nga xamee ne Djibril Thiaw moo ko jiite ñu ngi installé équipe municipale bi le 17 juillet 2014 ci la li ñu installé bureau municipal bi ñu def le maire mu nekk Djibril Thiaw, son premier adjoint mu nekk Serigne Tine, son deuxième adjoint aussi mu nekk Cheikh Thiaw Faye. am nañu tamit bi nga xamee dawal nañu 1 an ñu def lu ñuy wax le maire honoraire ñu nommé ko suñu imam suñu oustaz Abdoul Faye ñu def ko maire honoraire de la commune de Réfane. ci biir liggéey bi tamit dafa am ay structure, donc am nañu li ñuy wax les agents état civil nga xam ne ki ñuy wax Elimane Diop moo nekk chef de bureau bi. y a aussi Mbaye Ndour nga xam ne moo koy jàppale ci liggéey bi nekk agent municipal. am nañu également femme de charge nga xam ne mooy toppatoo ménage bi ci fii ñu di ko wax Khady Ndaw. am nañu également un gardien ñu di ko wax Modou John. am nañu également 2 chauffeurs ndax ñu ngi ak ñaari véhicule, benn bi ki ñuy wax Maam Góor John nga xam ne ca suba ak tey ñoo ànd ci liggéey bi, beneen bi Mbay Ñing nga xam ne moo yore tata bi nga xam ne moom la fi l'ex-PSR yore woon. ñooñu mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bi ginnaaw bureau municipal bi. fi nga xamante ne aussi ñu ngi bëgg a tàmbali liggéey bi taxawal nañu ay commission comme ni ko ñu koy defee ci mairie yi. am na commission yi nga xam ne commission culture am na nga xam ne ki ñuy wax Ibrahima Ngom ñu di ko wax Maam Lamp mu jiite ko. ñu toftal ci sëñ Dame Diouf moom it di nit ku baax. am na également commission jeunesse sport et loisir Assane Diouf dëkk si réew ma jiite ko. am na commission santé action sociale Ibrahima Ndiaye nekk enseignant également jiite ko. am na commission éducation nga xam ne Babacar Ngom dëkk ca Ndareb moom moo ko jiite. am na la commission aussi coopération décentralisée ki ñuy wax Djib Thiaw mooy itam professeur la également mu jiite boobu commission. am na commission environnement nga xam ne sama rak As Yad ñu ko wax Serigne Yad moom moo jiite boobu. commission développement communautaire également agriculture élevage Serigne Yad ñu di ko wax Diag Yad moom tamit mu jiite boobu. la commission des finances nga xam ne Nguy Ndour moom moo jiite boobu. ak commission domaniale bi nga xam ne moom commission bi gën a sensible ki ñuy wax Daouda Diouf nekk professeur d'anglais également fële ci Thiès jiite ko ñu toftal ci Kuli Ngom. donc yi commission moom lañ tëral ci mairie bi nga xam ne kenn ku ci nekk dafa am loo xam ne yow dañ la ko bàyyil nga doxal ko. naam am nay commission yoo xam ne nag xam naa fa la liggéey bi gën a méttee mooy yi ma wax sànq muy domanial bi muy santé bi muy éducation bi pratiquement yi ci des moom mi ngi dox mais ndànk-ndànk lay dox. loolu moom lañ teg ngir mën a accompagner maire ci mission bi nga xam ne moom la ko askan wi dénk muy mission bu xaw a jafe waaye nag mu engagé wu nekk nit koo xam ne nii bi mu ciy dugg réfléchir na ci bu baax waxtaan na ci ak ay parents waxtaan ci ak ay am di jaamam waxtaan ci ak sëriñam doog a soobu ci politique bi. kon dafa nekk loo xam ne mûrir na ko doog ci dugg xam na ne ay jafe-jafe moo fi am mais nag yërëm askan wi tax mu ne nag danaa engagé wu dem liggéeyal réew mi. de bu doon teraanga rek du ko wut si fii ndax fii teraanga amu fi
mais nag bëgg a liggéey réew mi rek moo tax futteeku dem ci wàcc ci terrain bi waxtaan ak nit ñi ba ñu jox ko seen kàddu ñu fal ko maire de la commune de Réfane. Mairie bi nag également li ñu fi am ci structure ay am nañ fi ay quelques structures yoo xam ne ni ay services am nañ fi ñetti postes de santé, am nañ fi 14 écoles élémentaires, ñaari collèges, 3 cases de tout petits, 5 cases de santé ak benn lycée. ci lycée bi ma taxaw fi foofu tuuti donc mën a xuus ci wàllu éducation parce que ci éducation foofu lay tàmbalee tey bu ñuy wax ex-CEM Réfane ginnaaw yàlla moom la bi nga xamante ne xam na jafe-jafe yi nga xam ne xale yi ñoo ngi koy jànkoonteel déplacement yi dem di wuti ay logement ay Bambey wala Thiès mu nekk ay difficultés yu métti vraiment ci la sol dalam di yéeg ak wàcc dem ci autorités yi ñëpp di waxtaan ba yàlla dogal tey mu samp lycée ci Réfane ba tabax fa ñeenti classe yi nga xam ne daanaka jaar nañ fa sànq ba photo nañ ko jël nañ ci ay image mu nekk loo xam ne ni vraiment tegil na askan bi jafe-jafe bu métti ndax ñun ñu ngi suñuy jamono bi ñuy jàng ñu ngi doon jànge Bambey boobu booy xool CEM bi ñuy wax CEM Djeri Fall moom rek moo amoon foofu ci département Bambey bi mu nekkoon sélection bu métti balaa nga fa daan dem il fallait être un très bon élève ñuy dem di dem yàlla dogal ba vraiment ñu am ay CEM ci Réfane ñaari CEM am nañ ko fi ci Ndereb ak benn fi ci Réfane bi ci Réfane tey ñu yàlla dogal ñu dem ba ubbi lycée kon loolu population bi dañ cee sant bu baax parce que am na ci ñoo xam ne génération yoo xam ne dañu bokkoon ay école mais yàlla dogal tey ñooñu xëy na jafe-jafe yu métti moo taxoon ñenn ñi dañoo mujj abandonné études yi ba yegg si maanaam dem defi commerce defi leneen kon loolu tolof la boo xam ne bu métti la woon yàlla dogal na sunu maire dimbali nañ ci boo loolu taxaw na. léegi tamit ci réalisation yi toujours parce que ñoom Assane Diouf wax nañ ko wax naa ci éducation bi ñoom wax nañ ci li nga xam ne moom la maire bi joxe ci fourniture en dotation chaque année et li ci gën a neex mooy dañu koy def très tôt dès le mois d'octobre nga xam ne dañuy ubbi le premier jour de la rentrée si la ñuy def suñu distribution donc chaque année dinañ ci def dotation à valeur de 6 millions par an mu nekk lu am solo wax na ci étudiants yi également subvention yi nga xam ne dañ leen koy defal seen sortie pédagogique yi nga xam ne dañ koy def les Fosco yi nga xam ne CEM Réfane ak bu Ndereb dañ koy def fu nekk daal mu ngi cay dugal loxo pour les centres d'examen également bu fekkente ne dañuy dem bu xale ñu war leen a natt ñu war def entrée en sixième foofu tamit dañ andi ay subventions yoo xam ne pour ñi nga xam ne ñoo ñëw examinateurs yi ñu mën leen ci nourrir loger leen loolu tamit chaque année ñu di ko def ay 200 wala 300 000 jox ko les différents centres d'examen yi nga xam ne ñoo accueillir examinateurs yi ñu toppatoo leen wutal leen matelas jox leen restauration bu baax jël véhicules yi ne ko à leur disposition jëli leen à l'inspection bu ñuy dellu ñu delloowaat leen loolu aussi c'est un pas à saluer lépp nag xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi si biti mënuñoo xam yenn yi donc ça fait l'occasion tey avec ce site internet ñu mën a véhiculer message yooyu nit ñi xam ko. bu ñu jógee ci éducation santé également yaakaar naa ñoom Abdoul Ahad def nañ ci waar wu am solo du ma ci tardé wu ndax bi nga xamante ne yàlla dogal na ñëw fii am na zone yoo xam ne dafa nekk ay zones yu xaw a popularisé yu am ay nit te fañu daal jóge di faju si dafay sori ci biir waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def équipe municipale bi ak conseil yi ñu gis nécessité ne donc nañ yokk def ñaari case de santé benn bi ñu def ko Nguy Candigé nga xam ne def nekk ci diggante ñaari wala ñetti village beneen bi ñu def ko également à Boox foofu tamit mu polariser yeneen ñetti village Boox Ngéwél Mbafay ak Ndiarong yooyu yëpp ñu mën ciy dem mais jusqu'à présent nag defaguñu inauguration bi wut personnel pour ñu mën ci liggéey mais lépp lu fa war a dem ma nga fa am na toilette am na tout am na ay matelas am na ay lal am na accessoires yi nga xam ne moom la ñuy liggéey donc loolu yëpp disponible na wut personnel bi recruter personnel ñu commencé liggéey rek moom moo ci des bu ci médicaments yi sax ñoom am nañ ko déjà ñu mën nga ñu
stocké donc comme xam nañ loolu dinañ def tout maintenant pour que loolu mën a commencer pour que médicaments yooyu bañ a pourrir mu yàqu foofu ci magasin yi ma ñëw tuuti ci état civil bi parce que état civil bi tamit dafa nekk mbir moo xam ne nii mbir mu très sensible la très sensible ndaxte nit ki bu dundee rek dafa war a am état civil donc xale bi su juddoo dafa war a ñëw dañ ko war a indi ay parents ñu ñëw ñu déclarer ko xale bi su marié dañoo war a ñëw état civil ñu déclarer mariage bi bu décédé dañoo war a ñëw état civil ñu def déclaration de décès bi donc mu nekk ay papier yoo xam ne nii état civil yoo xam ne nii yu am solo la ci doomu aadama yi ci mënta ñàkk mais malheureusement ñenn ñi yenn saa yi bu dee mariage bi wala décès yi en général dañu koy négliger duñ ci bàyyi xel sax ñoom daal daanaka leen gën a farataal mooy nekk kayitu juddu te du loolu bépp kayit boo xam ne doomu aadama war na ko am rek war nañ ko wut si ni ma ko wax rek bu juddoo ñu wutal ko kayitu juddu su marié ñu wutal ko kayitu mariage bu divorcé sax dañ ko war a wutal kayit divorce bu décédé ñu wutal ko kayit doo xam ne dafa war ne dafa décédé parce que am na yoo xam ne bu ñuy wuti tey ay jugement au tribunal bu ñu demee ana sa papa ñu ne fa gaañu ñu ne ko ana certificat de décès bi mu ne amu ko donc yooyu mu nekk ay mbir yu doy waar yoo xam ne surtout jamono ji dañ koy jànkoonteel def nañu sensibilisation wax nañ ci ak chef du village yi mais jusqu'à présent des na sekkal baa ngi fi ba léegi donc loolu aussi ñu ngi ci ñaax également population bi ñu ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ay papiers yoo xam ne ni dañ ko war di jëfandikoo état civil bi nag mu ngi dox macha allah mi ngi dox surtout en période bi nga xam ne si la école di tijji élèves yi wala inscrire ñu war a def bac war a soxla ay papiers macha allah foofu la état civil bi di gën a dox personnel bi tamit ni ma ko waxee bëriwuñu mais am nañu appui ñaari ASP yoo xam ne ci ndimbalal monsieur le maire ti la ñu amee ñaari ASP ñoom it ñu nekk ay jàmbaar ñëw fi ñu leen teg ñu nga fa ñii ñu ngi leen teg ci état civil bi ñu jàppale agent yi foofu ci liggéey bi ndax seen liggéey du ceeg dem ca taliba taxaw di siffler di xool sécurité bi naam ci la mais liggéey bureau tamit dañ leen ko jàngal ci seen liggéey ba tax bi ñu ñëwee bureau ñu leen jox vraiment ñu ngi koy doxal kon état civil bi ñi fi nekk ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm parce que ci kaw loolu bi nga xamante ne maire def na ay démarches ba am nañu fi vraiment ñaari audience foraine am na ñoo xam ne ba léegi seen i papier mi ngi fi audience 8 février am na fi audience 26 octobre 2018 am na fi mais ba léegi am na ñoo xam ne dafa mel dañu fàtte ne déposé nañ fi kayit sax jël suñu ko mu nekk fii vraiment di xatal te bu sañoon ñëpp dañuy képp koo xam ne da nga fay déclaré rek da nga ñëw jël sa kayit donc yóbbu ko donc état civil bi ci côté boobu vraiment ñu ngi ñaax askan wi ñu ñëw jël si seen kayit yi parce que vraiment day dem ba jaxasoo fi wala mu yàqu fi sax kon loolu également vraiment nu ngi ciy ñaax nit ñi. ci wàllu social également maire mu ngi ciy def lu am solo amul benn jàng boo xam ne ci tund wi même boo xam ne bokkul sax ci commune bi ñu fay dem di fa def ay ndimbal parce que nit ñi dañu dem ba xam ko sax koo xam ne bu ñu ñan leen bind lettre monsieur le maire Réfane donte bokkul ci foofu gox boobu bokkul ci commune bi ñu ngi fiy ñëw di fi andi seen i ay lettres yaa ngi fii ñu di leen def ay joxal ay ndimbal ci seen jàng yi amul toujours loolu la ñu doy nit aussi vraiment bu askan wi soxlaa gis la nga mun leen jegeñ vraiment loolu mu ko def daanaka amul semaine wala kii boo xam ne ñëwul ci biir dëkk bi dem ci programme yi muy ngénte yi muy ceet yi muy dëj yi vraiment lépp lu xew rek mu nga ca dugal loxoom mu nekk lu am solo parce que boo xaaree aussi ba campagne nga soxla leen ñu war laa woteel nga doog leen dem suba aussi duñ la faal donc loolu avant sax nga xam ne mu nekk maire da daan def action yu mel noonu bi nga xam ne mu nga jiite association pour le développement de Réfane ñu di ko wax ADER mu defoon fi liggéey bu am solo vraiment ñu bëri ci lañ ko gënoon xam ba tey bi mu xelam demee ci politique mu ne day démissionné ci association bi dootul nekk jiite association bi parce que mënu ko boole ak ci politique parce que c'est association c'est apolitique moo tax loolu mu génn ci ñëw dugg ci politique def ci liggéey bu am solo boo xam ne ñu ci teg seen bët muy école yi muy case de santé yi muy réflexion yi nga xam ne ci Al Azhar yeeg fépp mi ngi koy def ci liggéey bi bu tabaski jotee également
comme ni ko ñëpp def rek dañuy def ay secours pour ci tabaski bi nga xam ne chef du village yeeg ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñëpp bu tabaski jotee dañuy am ay ndimbal fa dooleem yem bu soyoon muy gën di yokku nag mais 2 à 3 millions daf koy def par at ci tabaski bi di ko dimbalee néew du doole yi ak chef du village yi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw. également wax naa ci éducation bi ak santé bi développement également ci wàllu groupement yi wàllu ASC yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk gis na ci sa bopp kenn ku ne gis nga sa bopp ci commune bi yaakaar naa am na lu ci Assane wax fee ci bi ñu newee ci forage bi du jar ma ciy dellu si waat ci ASC yi kenn ku nekk xam nañu ne léegi ku amuloon ASC yaa ngi fexe taxawal ASC ngir bénéficier wu ci loolu nga xam ne moom la wax GPF yi également noonu li nga xam ne dañ ko taxawal ay groupe cirque wala ay groupe avec lañ koy wax ñu ci wax demee daanaka ci koñ yëpp fi mu toll ne jigéen ñi da ngay gis par ngoon chaque semaine ñu daje groupe yooyu day dem vraiment defal leen ay ndimbal am na ci ñoo xam ne def leen def ay 100 000 ñi ay 50 000 ñu def ci seen kees di liggéey di leblante di muy dundal seen kees bu ñu seddoo mën a am dara loolu lépp mu nekk vraiment ay action yoo xam ne soo demoon tey ci jigéen ñi fii ci mbedd mi fekk leen fii ñuy regroupé woo nga interroger leen dinañ la wax ne monsieur le maire defal nañ lii ak lii. groupement bi nga xam ne moo fi gën a mag nag nga xam ne ñoo def transformation ñu nekk fii jàkkaarloo ak mairie bi yàlla dogal nañu wàcc mais ñooñu tamit gis nañ ci seen bopp parce que may leen fi ay tonnes dugub yoo xam ne dimbale leen ci seen transformation yi nga xam ne moom la ñuy def muy céréales yi di ci def ay araw di ci def ay caakri ay cere ak yu demee noonu mu nekk loo xam ne aussi nit ñu bëri daanaka léegi bu ñu soxlaatee dañuy dem rek jënd au lieu ñuy dem di préparer seen bopp donc loolu aussi luy suqali gox bi la loo xam ne vraiment dugal na ci loxoom ba ñoom gis nañu ko actuellement am nañu ay machines yoo xam ne vraiment waa PAFA jàppale na leen ci yoo xam ne ay démarches la yoo xam ne vraiment maire ak suñu collaborateur Issa Kébé def nañ ci ay pexe ba am nañ ay machines yoo xam ne day gën a doole seen liggéey ci transformation bi yàlla dogal nañu tëj mais kon danañ dem fa sax ñu buñ ubbee ñu mën fa dem donc mu ngi signalé ne ma maire Amidia muy seen secrétaire mi ngi fii donc dinañ am occasion kon ñëw fa dugg foofu waxtaan ak ñoom fii également ci zone bi def nañ fii ay réalisation suñu ancienne maison communautaire bi boobu maire réflexion nañ ko def nañ logement sage-femme bi également nga xam ne dañoo waxoon bu ñu amul logement ñu mën a am sage-femme def na ko ba yàlla dogal nañ am na sage-femme ñi nga xam ne dañ déplacé wu di dem mucc jigéen ñi nga xam ne jigéen ñu wërul la ñu dem di mucc Kaba wala ci yeneen hôpitaux yi léegi dematuñu parce que am nañu sage-femme d'état boo xam ne mi ngi fii am na logement bien équipé am tout vraiment moom tamit amul benn jaaxle ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire Moodu ci lañu bokk ñoom it ñu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci commune bi vraiment mbir yu bëri dañ cee dugg seen loxo ba mu feeñ fii ci nga xam ne mooy hôpital bi tey boo demee garage ba ñuy gaare ambulance bi ñoom ñoo ko def logement ba nga xam ne ASC bi ki nga xam ne mooy aide infirmier lañ koy wax moom ñoo aussi boobu ñoom ñoo ko tabax boole kook at bu jot aussi seen association Modou yi nga xam ne dañoo nekk en Italie dañuy envoyé chaque année ay garab yoo xam ne vraiment dafay dimbali poste bi ñu di ko jëriñoo ci malade yi di ci gis seen bopp bu baax a baax kon loolu ci ñoom Modou yi def nañu action yooyu hôpital bi nga xam ne ñu ngi koy waaj nga xam ne mairie bi def na délibération ba noppi foofu tamit dugal nañ ci seen loxo bu baax vraiment def nañu seen i cotisation ubbi ay compte Orange Money ay compte bancaire nga xam ne ñoom ñëpp vraiment ku nekk loo am rek nga dugal ci ba am nañu xaalis bu takku waaye nag dafa des parce que hôpital liggéey ko du ay caaxaan kooku moom ay milliards moo ko def waaw gën ngaa néew moo dem xanaa nga am milliard mais ak guñ foofu mais nag vraiment ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax Modou dugal nañ ci seen loxo waa dëkk bi tamit dugal nañ ci seen loxo daayira yi également dugal nañ ci seen loxo mairie bi aussi bàyyil leen gannaaw ndax dafa na délibération ba pare parce que loolu bëgguñu mun ne mairie bi moo ko tardeel ba def nañ délibération bu yàgg-yàgg kon loolu mu nekk ay mbir yoo xam ne yu am solo la ci liggéey bi nga xam ne Modou yi ñoo ko def ñu ngi également envisager dinañ ci ay dik léegi ci ay
ay projets yoo xam ne nii mi ngi ci suñu kanam bi nga xam ne moo ñu relier ci route nationale bi muy Kaba ba Réfane à 7 kilomètres boobu déjà am nañu partenaire boo xam ne nii pare na pour defar ko dañu ngi ci defar ci documents yi pour def passation de marché bi c'est à hauteur de 110 millions. Également am nañu projet de construction de cantine boo xam ne nii également suñu partenaire PNDL aussi moo ñu financé donc def na 36 millions ñun def nañ suñu contrepartie 4 millions ça fait 40 millions. Document bii nii mooy document bi nga xam ne moom la ñu war a moom la fournir ñi nga xam ne ñooy compétition yi ñoom la ñu war a wut pour dem compétir ci marché bi ku ko gagné daal di commencer liggéey bi. Peut-être foofu li ko xaw a tardé tuuti parce que ça doit faire 2 ans boobu ak léegi mais peut-être problème de fonds la PNDL am pour def virement bi mais ñun déjà suñu contrepartie précipité nañ ba def ko depuis 2017 ba léegi donc di xaar PNDL donc fi mu ne li yéex ci moom la mais mu ngi war a nekk 30 cantines ñu war koo def aux abords du marché su boobaa incha allah dañ ko def ay location mais duñ ko jaay. li nga xam ne suñu prédécesseur moom lañ defoon dagg marché bi jaay ko ay individuel ñu jënd ko ba tabax ko mënatoo si ko récupérer pour erreur boobu nag la ñuy bañ maintenant ñun lu ñu amee loo xam ne dañu mën a tabax cantine dañ koy louer bu ñu fi jógee ëllëg keneen ku ñëw aussi mën ko fa fekk mu nekk loo xam ne day continuer mu nekk lu am solo ci liggéey bi. kon wàllu adduction d'eau également mairie bi def na ci lu am solo lu ci côté Ndiane nga xam ne vraiment duñu am jafe-jafe ndox ñu raccordé leen ci forage Combelane à hauteur de 6 à 7 millions yoo xam ne vraiment suñu entrepreneur bu baax mu gañoon marché bi def ci liggéey bu am fulla vraiment tel na ci pare ba ñi nga xamante ne ni ñooy usagers yi ñu ngay naan ndox ma amatuñu benn jafe-jafe yi ndox fi tenu ci hôpital boobu nga xam ne wax naa ko nga xam ne Modou def nañ ci lu toll noonu ci xaalis xam naa dootul yàgg xëy na maire bi ak équipe bi jël nañu initiative bi pour def clôture bi nga xam ne bu ñu clôturer ba pare maintenant dañuy mu des nga xam ne bâtiment yi moo nekk ci biir. prévoir nañu également 2 ambulances suñu maire honoraire également nee na incha allah bis bu paree mu kenn du ko jëkk a jënd ambulance mu Oustaz Abdou Faye wax na loolu foofu mu ne loolu sawar na ci bis bu hôpital bu taxawee moo ñu jëkk a jënd ambulance def ci biir kon vraiment yéene gi mi ngi fi population bi am nañ yéene maire bi également am na yéene pour vraiment moom mbir mi taxaw xëy na bu fekkonte ne maire bi am na fonds yi kon balay Modou yi di prononcé ko dinañ fekk ñu réaliser ko ba noppi mais yaa ngi pexeem ak yàlla ak dogalam loolu moom la mbir moomu demee kon loolu lañu bëggoon a tabal ci ay kàddu di xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ka nekk France ak Italie wala ki nekk Réfane te ñëpp di doomu Réfane ñu xam ne ñoo bokk mbir mi ñu jàpp liggéey ànd booloo bu ñu booloo rek lu ñu song danañ ko daan incha allah te xam ne maire bi boddiwul kenn ñëpp la talal loxo muy ki nekk ci parti muy ki nekkul ci parti muy ñi nekk ci société civile réew mi ñëpp benn lañ ñoo bokk Réfane te mënuñu koo xaaj kon ñu ñëpp bu ko nekk andee sa pierre ci édifice bi danañ ko tabax ci mucc ayib kon dañuy daane foofu suñu kàddu rek di jaajëfal ñëpp ci équipe bi nga xam ne ànd nañ tey def tournée ci Nderep ak Réfane ak réew maaw yëpp ñu ngi leen sant bu baax ndax dañu bàyyi seen ittee war a delluwaat ci ittee ñu téye leen fi kon ñu ngi remercier bu baax a baax di xam ne mbir mi lu yéex na ñëw wax naa ko ci biir ne maire amoon na idée bi bu yàgg bu am na suñu bokk bu xam ne ñu ngi ci doon travail ak moom malheureusement xëy na mu yul sotti nga xam ne dafa toogul waaye amoon nañ ci ne vraiment ubbi site bi nga xam ne lépp loo xam ne ni lu xewle ci dëkk bi rek ñu mën ko xam peut-être li mu xam fàtte rek balaa may daaneel ci village également am nañ fi village bi ñu ngi toll ci 52 villages
mais sur les 52 villages aussi ñu xam ne 23 yi rek moo ci nekk ay villages officiels 23 yi moo nekk ay officiel ci 52 yooyu 2 villages ñoo ci amagul courant donc kon loolu aussi maire bi def na ci wàll bu am solo courant PUDC am na fii bu ASER ñëw na fii programme indien bi yooyu yëpp ay projets yoo xam ne vraiment maire moo ko démarché ba vraiment dëkk yooyu yëpp mën a am jot ci courant bi ba ñu ngi taal mën a utiliser seen moulin yi nga xam ne dañ ko garder woon dencoon ko doon xaar courant bi ñu mën ko utiliser kon mu nekk lu am solo loo xam ne vraiment léegi dafa bokk ci dundu doomu aadama yi électricité donc ñëpp koo wax rek ñamut courant ku lu ñuy wax courant rek la ñuy wax seen doléance yëpp du ñu xalaat leneen mais courant rek la ñuy wax mais dinañ dem boobu bu ñu fàtte loolu sax di laaj leneen lu du bokkut ak courant kon loolu aussi am na solo bu baax a baax donc ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah